gaawu ñaar fukki fan ak juróom benn siiw maamu koor atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay mbokk yi daleen ak jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës zone B askan yi nga xam ne ñoo fi yeewoo nag mer ba futt la ñu daal di amale yëkkati kàddu yu ñaxtu ginnaaw bi nga xam te ne bi daan nañ fiy bëgg samp li nga xam ne moo di ak poste courant di ak poste mbëj moo xam te ni bi nee nañu baaxul si ñoom baaxul seen i wér-gu-yaram te it baaxul ci li nga xam ne moo di gox bi jot na faa jur sax li nga xam ne moo di kawteef ndaxte tax na toog nañu ñaari fan yoo xam ne amuñu courant kàddu yu ñu yëkkati jagleel ko maire bu Fann Point E ak fi nga xamante ni bi moo di amitié mbasum coronavirus ak li nga xamante ni bi moo si am njeexital si wàllum koom-koom ak li nga xamante ni bi noonu la askan wi yëpp rawatina àdduna bi jublu daal di defal seen ñekki bopp Afrique ba léegi topp si ginnaaw waa Banque africaine de développement di BAD ñoom tànki nemeeku yi nga xam ne amoon nañ ko si réewum Sénégal fësal nañu ne dinañu dugal lu toll si ñetti milliards ci xaalisu dollar américain ngir jàppale dëndu Afrique ba ñu mën a defar seen i garabu bopp bu ñu sukkandikoo si ki nga xam ne mooy njiital BAD nataalu bis bi ni ki gaawu gu jot nañ ko jagleel ndaw loo xamante ni bi fii si réew mi la jàngi fii si réew mi it lay yëngatoo li nga xam ne si la moom lay def moo di daal di taxawal li nga xam ne moo di kër gu ñuy defaree ay armes maanaam li nga xam ne moo di ngànnaay yoo xam ne moom lay militaires yi jëfandikoo Makhtar Ba Serigne Makhtar Ba Assimi Kimiya ab nataalam dinañ ci ànd ak ki nga xamante ni bi moo di Abdourahmane Ly article de la semaine ni ki gaaw jot dinañ ci ànd ak Mamadou Dieng bi la yoon ñu del siwaat si li nga xam ne moo tukkee si élection locale yi ak yëglekaay bi nga xam ne moo di bés bi la jour del siwaat nañ nag si njeexital yi nga xam ne jàngat nañ ko ci ne nii la demee woon ci atum 2009 xëy na ba njiitu réew ma woon Abdoulaye Wade di ñàkk li nga xam ne moo di nguur ga fii la jaare woon loolee lañ ko daal di gam-gam lekk li nga xam ne moo am ren ci élection locale yi mbokk yi lii moo di gën a fës si bi la jotaay xibaar ñes kif ñu def si faram fàcc ni leen ko junjee ci bopp xibaar yi noonu la ñuy doore jataay bi ak ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci zone B lu soriwul dara fi nga xamante ni bi moo di Point E ñoom nag di ub seen bopp di ab poste courant boo xamante ni bi am nañ yéene samp ko fa ñu ngay wéy di ko gàntal day li nga xam ne moo di ndorteelu po samp gi jur na ay njeexteel yoo xam ne baaxul ci ñoom jur na leen ñaari fan yoo xam ne amuñu ko courant waaye faw xana loolu sax seen njàqare ndaxte mën naa jul kawteef te it baaxul ci li nga xam ne moo di seen wér-gu-yaram Abdou Karim Diagne moo yor seen kàddu ñu teewlu ko ak Abdourahmane dañu am benn problème fii mooy waa Sabrix dañ leen autorisé ñu def fii 8 étages te dafa ne woon 3 étages mooy am léegi ñoom def nañu 8 étages ñu muñ ko léegi nag ñu bëgg a jël benn poste courant teg ko fii pour poste courant bi alimenter kër étage bii ngeen di gis bu ko jógee nag mu jëlaat beneen fil ñu awale ko ni mu alimenté waat beneen étage bu nekk à 300 mètres ñun loolu duñ ko nangu parce que ñun depuis suñu xale fii la ñu dëkk fii la ñu juddoo kenn suñu defal lu mel nii fii nag bu waa ji ñëwee bi muy defar këram dafa waroon calculer poste courant bi ci suufam fi mu nekk oto dara waru fa nekk ndax oto bi jógee nii day am vision ci oto bële waru am kiosque waru am dara day ëlëmal dawal gi c'est pas réglementaire waaw dañu buntu borom kër yi ñoo ne seen buntu kër kenn du ko toj bu fekkee ne AGEROUTE moo leen jox tali bi autorisation AGEROUTE tali bi la gérer kon nañ bëtt tali bi jaarale ko fi mais pas ci buntu kër yi lii la ñuy xeex te lii mooy yoon loolu mooy yoon duñu ay ñoo xam ni dañuy ñëw rek di seetaan lu neex waaye nga def duñ ko def su dee lu jaar ci yoon dañ ciy ànd mais bu jaarul ci yoon duñ ci ànd. askan wi joxuñ baaraamutuma ki nga xam ne moo di maire bu Amitié Fann Point E jëm nañoo jokkoo ak moom ngir ay leeral waaye antuwul suñuy buntu ubbil nañ ko mbasum coronavirus si njeextalam si wàllum koom taxawaay gi nga xam ne àdduna bi yëpp am nañu ko si wàllum ñàkk gi ñenn ñi am man-manu defal ko seen bopp Afrique nag tànk yooyu ci jéego yi la ñu daal di nekk donte nag li nga xam ne moo di wàllum koom nekk na lu fi indi jafe-jafe waral nag waa Banque africaine de développement ba dëgg génne lu toll si 3 milliards si xaalisu dollar américain la ñu am yéene dugal ko si li nga xamante ni bi moo di kërug defaru garab yi di industrie pharmaceutique si dëndu Afrique ngir ñu mën a am garab yoo xam ne fii lañ koy defaree di wàllum ñàkk di vaccin yi si mbasum coronavirus moom ak Winnie Adesina amoon tànki nemmeeku si réewum Sénégal rawatina fii si Ndakaaru ñu des waat si ak ki nga xam ne moo di Seynabou Babou
lu tolloog ñetti milliards yu dollars yoo xamante ne dinañ ko dugal ci secteur bu pharmacie ci Afrique bu ñu sukkandikoo ci président bu banque africaine de développement tey nag mu seeti ji woon waa Institut Pasteur bu Dakar docteur Adesina mu ngi xamle ne dinañ lëkkaloo ak ñoom gunge leen ngir ñu mën a produire ay tests antigènes ay produits pharmaceutiques waaye tamit ay ñàkk. Mais regardons dans le monde. Aujourd'hui, peut-être oui. boo leen xoolee ci àdduna bi jamono ji fi nga xam ne fa la ñu teg seen gët mooy ñii weesu nañu benn dose ñii weesu nañu ñaar ñett am nañu yegg sax ba ñeenti dose Afrique moom ci benn dose lañu toll di ko ngir lu mel nag Banque africaine de développement génn na lu toll ci 3 milliards loo xamante ni bii day dem ci pharmaceutique ci dendu Afrique. La Banque africaine de développement a décidé qu'en ce qui concerne le financement du secteur pharmaceutique, on mettra 3 milliards de dollars américains. bu ñu sukkandikoo ci ministre en charge du plan du Sénégal émergent seet bi nag dina tax diggante Sénégal ak BAD gën a jëm kanam lu tolloog fanweer ak juróom-ñetti opération ci engagement bu tolloog 1191 milliards bu francs CFA mooy portefeuille bi nga xamante ne BAD moo ngi koy gérer ci suñu dëkk. L'importance de ce portefeuille illustre. tànki nemmeeku yi nga xam ne Banque africaine de développement am na ko ci réewum Sénégal dafa nekk lu am solo bu ngeen xoolee am na ay njeexital yoo xamante ne bi am na ko ci seen tànki nemmeeku yi bokk na ci train express régional bi nga xamante ne bi dem nañ ko visiter waaye tamit ñoom am nañu ay jëflante yoo xam ne am nañ ko ak waa DER ngir xëyu ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñoo di soxna yi kon am na yu bëri yoo xamante ni bi tey ubbeeku na te loolu yaakaar naa luy jëmale kanam la koomu réewum Sénégal. Financement d'un montant total de 177 milliards de francs CFA. ginnaaw ba mu gisanteeg ndaw entrepreneur yi secteur privé yi tey jii leen nag Institut Pasteur la woon BAD nag mu ngi leen di xamal ne dina leen gunge ñu gën a jëm ci kanam ngir ñu sàmm kaaraange askan wi. Seyna Babou di ko jaajëfal ñu daal di taxaw si li nga xam ne moo di train express régional ndax ndawte li nekk na loo xamante ni daanaka léegi mu jege weer bi mu tàmbalee tegu ci ay bi ba léegi ci réewum Sénégal njeexital yi si dem geeg dikk gi ak lim bu bëri bi nga xam ne moom lay daal di jël daan nay feeñ ci ñi nga xamante ne bi ñoo di borom taxi yi daw si Ndakaaru nee nañu loolee wàññi seen client bu baax a baax gëstu bu ñu ànd sekk ki nga xam ne moo di Alioune Sow ak Babacar Diop. chauffeur yi nekk di wëri client ci jamono ji nga xam ni raar na nga gis leen rawatina ba teer bi ba léegi. heure bi nii moom da ngaa ñëw client yi ñoom ñooy taxaw yow nga ñëw yàpp yooyu xool fu la neex nga yab dem mais depuis ba mu commencé daw ba léegi gis nga taxi yi fii fépp ay taxi la wax dëgg yàlla moom laal nañu trop moom buñ ko waxee ak buñ ko waxul. li ni mel le chauffeur bii nemmeeku Pape Diouf lay wuyoo mu ngi xaar client bu jëm Tëngéej wala Fass Mbaaw. waaw fii ni client yi doon bëree bu ñu daan wàcc heure yi bareetul noonu quoi léegi temps bi ngi fii def pour yab amatul quoi même bu ñuy ñib si di xëy si Dakar itam léegi xam na ci kii suyee na ci lu bëri waaw suyee na ci lu bëri moom. teer bi indi ay gàkk-gàkk ci liggéeyu taximaan yi client moom jafe na lool ñoom ñi ñu teg koy gët rawatina élection yi ba léegi. depuis bi teer bi commencé ba tey daal affaire dañu xaw a jaaxal mënuñu jàpp ba xam ndax élection yi la kii élection yi passé mënuñu xam ba xam ndax teer bi la ndax bi teer bi bi may passé moment boobu sax xawoon na tane mais bi élection yi dugg see ak léegi nag non affaire bi daf ñu laal bu baax a baax bu baax la ñu laal vraiment nag moom non ndax fii heure bii nii boo fa musaa ñëw da nga naan fekk client yi fees del fii mais fi ne boo ñëwee am na sama gars yoo xam depuis 2 heures ba tey ñu ngi taxaw pour bëgg a yeb pour ñibbi 2 heures ba tey mu ñu fexe ba yeb. jamono ji chauffeur taxi yi daw ci diggante Dakar ak banlieue bi ci ay jafe-jafe yu metti lañ nekk ñoom ñii ñu ngi fësal ne teer bi ba mu dooree ba léegi metti na lool ci ñoom. Alioune Sow ginnaaw bi nga xamante ne bi fas nañu si biir ayu bés bi li nga xam ne moo tukkee si élection locale yi bëri na ñoo xamante ne bi nanguwuñu li nga xam ne moo tukkee si mbañ gàcce yi wala bon li nga xam ne moom la ñu fasal am ñu jàpp ne am na ñaci waral nag ñuy am na ñoo xam ne nee nañu dañuy def recours si kanamu yoon loole nag du yàq dara si nga xamante ne bi bu fukki fan ak juróom jotee ginnaaw bi nga xamante ne bi daan nañ leen ni fal si mbañ gàcce yi dañ leen mën a jox seen i ndombal tànk ñu mën a liggéey donte bu amee luñ ci soppi mënees na ko dabuwaat bu ñu sukkandikoo si ki nga xam ne moo di Jibril ñi nga xam-xam màcc si wàllum wote ay kàddu mi teel ko si jokkoom ak Abdourahmane bi
waaye loolu jotewul dara ak conseil municipal bi nga xam ne code des collectivités locales dafa ne fukki fan ak juróom yi topp ci proclamation résultat yi préfet bi war na leen convoquer installer leen. droit électoral dafa wuute ak li ñuy wax droit commun loolu moo tax gis ngeen bi ñuy def déclaration de candidature yi candidat yi nga xam ne dañu defoon ay recours terewul woon calendrier électoral bi wéy di continuer waaye ba nga xamee ne am na ay décision yu tukkee ca cour d'appel ya dañoo may ñooñee ñu annulé woon seen liste ñu valider seen liste. leneen li mooy ki nga xamante ne dafa def recours par exemple am ndam ci recours bu mu def lan moo mën a nekk conséquences yi. ça dépend ci xeetu recours bi bu fekkee ni bi par exemple xeetu recours bi dafa porté ci ne telle personne est inéligible maire wala conseiller bu fekkee ne loolu vérifié nañ ko ba gis ko ñu rendre décision daal ne kooku effectivement recours bi wax na dëgg kooku dañu koy dindi simplement ci conseil bi bu fekkee ne nag le recours porte sur l'ensemble du conseil eh bien le conseil est simplement dissous. ginnaaw li nga xamante ne bi moo di wàllum politique ñu jublu si li nga xam ne moo di nekk askan wi ak jaww ji soppeeku gi ak li nga xam ne moo am si ngelaw li saytu li nga xamante ne bi moo ci mën a jur ni tookee am na ab programme boo xamante ne bi moom lañ duppee RGO boo xam ne tànn nañ ko ñeenti dëkk réewum Sénégal si Sangalkam la ñu daal di defee xayma ga juróom benn weer yoo xamante ne bi jën ñu may gët xayma li nga xam ne moo di ngelaw la lu si mën a juddoo ni jafe-jafe ñu xool nañ ko mën a saafara ñu gën si am ay leeral ak ndajaleeg ni mu tëddee ñu ànd seeg Babacar Seck. projet bii di RGO njariñam di natt tooke bi nekk ci jaww ji te doomu aadama yi waral ko tànn na Sébikotane ngir amal fa liggéey bi nu mel ci diiru juróom benn weer ñaar téeméeri capteur ñu defare ko xaju garabu xottu bu teel teg nañu leen ci ñeenti gox ci Sébikotane. liñ ci jublu mooy xam li nit ñi di noyyi fii lan la parce que gis nañ Sébikotane ba ñu xamoon ak léegi am na coppeeku yu mooy lan Sébikotane bu njëkk ba ay verger la woon. àll la woon d'abord ay verger après ay habitation ñëw ba léegi ay entreprise ñëw commencé di fii nekk ci zone bi suñuy tànk fii ak waxtaan yu ñu am ak askan wi li ci doon faral di génn souvent mooy pollution donc il fallait que ñun également ñu gëstu ji xool pollution boobu lan la moom capteurs yi 200 capteurs la diggante Sébigar Sébifas Dougar ak Kip-Kip. ci jàppandalu ab application buñ boole capteur yooyu dina tax ñu mën a natt tooke bi nekk ci jaww ji buñ ci paree mën kaa saytu ci Ndakaaru ak ci Toulouse. il faut ñu surveiller ko parce que dañ fi war a toog 6 mois yoo xamante ni information yi soxla xasu garab yi dinañ ko jël pour après ñu mën ko yóbbu analyser que Université de Dakar ak à Toulouse donc. dugal ko ci biir kër moo gënoon wóor pour ñu mën ko sàmm dina fi nekk juróom-benn weer fin juin lañ koy récupérer balaa muy taw parce que bu tawee di ngeen comprendre ni bu tawee ba ndox mi laal xas yi information yi ci nekk lépp da koy raxas donc balaa muy taw ci kawam dinañ ko incha allah ñëw jël si waat yóbbu ko France ak université de. ci wetu aspect scientifique bi projet bii di RGO boole na ci cadre ngir mën a waxtaan ak askan wi jaarale ko ci théâtre forum. Babacar Seck di ko jaajëfal bëri na lu ñu leen seetlu jamono ji si Ndakaaru ak si gox yu feccandikoo ñi nga xamante ne bii ñoo yëngu si wàllum fóot waaye nag machines yi dañuy jëfandikoo li nasaraan duppee pressing dem sax ba yàqal ñi nga xam ne ñoo di soxna yi daan fóotaan nekk loo xam ne askan wi jamono ji jox nañ ko bopp bu baax a baax donte dañuy dem sax bay natt li nga xam ne moo di yëre ya see kilo bu nekk ñu nangam ngay fay gëstu bi ñu àndi seek Khadija Ndar Diouf. client yi di dugg ak a génn ngir jël si yére yuñ fi fóotlu si woon ci pressing bile machine yi ñoo ngi ko tegee fu nekk yére yañ fóot ba pare ñoo nga ko paase def ko ci ay sachet ranger ko ci benn placard fii nag machine du fóotukaay yi ñoo nga ko taal dugal ci ay yére lii di pressing yi nag doon ay bërëbu fóotukaay yi nga xam ne nit ñi léegi ñoo ngi fay gën di dem fóot si yile bërëb nag mu mel ni gën nañ kaa yombalal lii di askan wi ndax kat fóot gi léegi par kilo la. ay machine de 9 kilos la ñu yor fii machine de 9 kilos bi fóot bi 2500 la maanaam 9 kilos soo ko déggee da ngay jël yére yi dugal ko ci machine bi ba mu fees bu feesee mooy jël 9 kilos 9 kilos yi fóot bi 2500
am na séchage maanaam ñu fóotal la ko wowalal la ko séchage bi 1500 la dañuy def repassage aussi repassage bi pour 9 kilos yëpp 3000 la maanaam soo indee sa yére ñu fóotal la ko séché ko passé ko yëpp 9 kilos yi 7000 la lay dikkee. ñu dem ci beneen bërëbu fóotukaay bu soriwul dara fa ñu jógee mu mel ni ñaari pressing yi bokkul nañuy liggéey. nañ fi service pressing loolu da nga koy jël par article bu dee da nga fi indi loowu yére yoo xam da nga bëgg ñu defaral la ko pressing par article comme par exemple boo fi indee loowu chemise dañ koy jël chemise prix bu ak prix wam bu nekkee aussi da nga ñëw pour def laverie comme par exemple ñun dañuy am 2 jours yoo xamante ne dañuy def promotion muy lundi ak jeudi machine bu mag bi suñ ginnaaw 15 kilos la lundi ak jeudi prix bi day wàññeeku au lieu de 3500 2500 lay doon. njiitu pressing ñii le di xamle ne bërëbu fóotukaay yi nit ñi ñu ngi gën di wóolu te it moo ngi gën di yomb ci askan wi. waaw pressing nag moom gars yi ñu ngi ñëw di ñu ngi comprendre pressing mais yére dafa am couleur bu ci nekk am na couleur produit bu mu war a jël parce que des fois tache day des ci yére boo amulee produit yi nga xamante ne mooy dindi tache ak produit bi protéger couleur yére bi nga indi boo ko fóotee ak ndox ak comme ça noonu rek mun na xalal yére bi wala yow li nga ci bëgg doo ko am. jaajëfal ko moom Khadija Ndane Diouf ak Serif Gueye si boobu lay gëstu ñu wax lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak Coupe d'Afrique des Nations bi nga xam ne mu ngay wéyandi foofu sa diwaanu Cameroun wan nañu ak njàmbaar ba fii seen gulet bi bokk si Coupe d'Afrique bi waaye nag ñi nga xamante ne bi ñoo di yu Gambie dañu daal di mujj nag yam si li nga xam ne moo di quart de finale bi ginnaaw bi nga xam ne nërmeel lañu seen digganteeg ñi nga xam ne ñoo di waa Cameroun ñi daal di daloon ñi nga xam ne moo di ndaje li waxtu wi ñu doon amal jongante yi 16h la woon ñaari bal ci dara la leen gaynde yu déggul jat yi daan ndax diggante Burkina Faso ak Tunisie kan moo leen di fekki foofee sa demi-finale tey ñoom it seen jongante door na nii may àddoo ngeen di teewlu ñaari simili dox diggante ñi nga xam te ne bi ñoo di waa Burkina Faso ak ñi nga xam ne waa Tunisie ni ki ëllëg dinañu am jongante buy dox diggante Égypte ak Maroc bu 15h jotee 16h Sénégal di janoog ñi nga xam ne ñi ñoo di waa Guinée équatoriale ñoom gaynde yi sax tey ji daan nañuy amal nag ab tàggatu foofee nga xam te ni bi moo di sa stade annexe bu nekk sa Olembe jamono ji nga xam ne jógee nañ Bafoussam ba yegg fi nga xam te ni bi moo di digg réewum fi nga xam ne moo di Yaoundé ñoom daan nañuy tàggatu waaye nag li si am ni xibaar buy neex ñi nga xam ne ñu ngay bàyyi xel gaynde yi di Sadio Mané ak Bamba Dieng dellusiwaat nañu si tàggatu gi ginnaaw bi nga xam te ni bi amal nañu ak noppalu gaañu yu ndaw yi nga xam ne daboon na leen lépp nag jaar na yoon it jamono ji tàggatu yoo xam ne def nañ ko si ay poñ yu wutee góol ya si taxawaayu Tony Silva ñoom nag daan nañuy tàggatu nu mu gën a ñoŋee si fekkeek Serigne Saliou Dem ak Cheikh Diop. bu fukki waxtu bi tegal fanweeri simili le bus bu gaynde Sénégal di egsi ci annexe A bu stade Olembe ñi ngi waroon tàggatu sax bu fukki waxtu juróom-ñaar tegale fanweeri simili tax na ñuy xaar Mohamed Salah waa Égypte ak ñi ñu àndal ngir ñu noppi ba ñu yegsee groupe bi daanaka ñoom ñëpp ci bokk ba ci sax Sadio Mané ak Cheikh Ahmadou Bamba Dia ki jiitu ki moom daa am ay gaañu ci diggante Sénégal ak Cap-Vert ki ci topp tànk bi moo doon metti ay étirement la ñu tàmbalee ak it benn tour de terrain ngir rek amal échauffement bi ba ñu weesoo loolu amal nañ ay passe ak ay accélération te Sadio Mané gën cee wane boppam moom sax mi wax na rek ne gaañu yi mu amoon ci diggante Sénégal ak Cap-Vert wër na bu baax a baax naka noonu Bamba Dieng ba ñu weesoo loolu amoon nañ benn séquence de conservation boo xam ne amoon nañ ko diggante ñaari équipe ci jàkkaarloo ba tey ci kanamu camp yi Tony Silva di leen tàggat Edouard Mendy Alfred Gomis ak Seny Dieng ñi ngi jéem a def ay arrêt ci ay tir yu jege lool lu ñuy gën a dem entraînement bi di gën a metti ñu xaat ko sax ñaari équipe ñuy jàkkaarloo attaque défense waaye ci noonu défense bi moo ci gën a wane boppam ngir quart de finale bi Sénégal di jogante ci digganteem ak Guinée équatoriale daanaka Aliou Cissé du bëri ay coppite ci match bu ma jogante ci digganteem ak Cap-Vert daanaka dellusi Cheikhou Kouyaté rek mën na ko indil ay jeexi jaaxa bu dee xam nañ ne Pape Gueye def na jongante bu am solo ci digganteem ak Cap-Vert Ismaïla Sarr ak Bamba Dieng donte ne ñëwaat nañu ci groupe bi boobu motu bi tàmbali jongante boobee waaye Sadio Mané Famara Diédhiou Habib Diallo ak Boulaye ñoom dimanche bi ñu ngi leen di xaar.
di jaajëfal suñuy ndaw yi nga xam ne ñu ngi toppal li nga xam ne moo di coupe d'Afrique bi foofee sa diwaanu Cameroun Cheikh Diop Serigne Saliou Deme Babacar Ndiaye Babacar Ndaw Faye ak ki nga xam ne moo di Sékou Seydi ak Jéba ñu daal di wéy ci jotaay bi jëm si wàllum aada ak cosaan culture ak musique ak li nga xam te ne bi moo di Dakar musique urbaine di li nga xam ne expo di li nga xam te ne bi ñu ngay dëkkmal ak seen ñetteelu édition bi nga xam te ne bi ñu ngi ko bàyyi di bëgg a fësal jubluwaay gi moo di fexe ba ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllu musique di ndaw si dendu Afrique àdduna bi yëpp xam leen loolee la daal di jublu moom mi nga xam ne mooy amal ndaje loolee nga xam ne ñu ngi ko duppee des mix Doudou Sarr lay yooyu kàddoom ñu teewlu koog Khadija Ndad Diouf. ndaje bi di tudd Dakar Musique Expo ci wàllu musique ak lépp lu mu ëmb ci li ñuy yëngu ren mooy ñetteel bi yoon bi ñu koy def te ren li ci yees mooy ci kàllaama yi ñu ci waxtaanee dañ ci yokk làkk bu ñuy wooyee anglais dañ ko yemale ci ñetti fan alxamis àjjuma ak lu ñuy wax gaaw ak dibéer alxamis àjjuma gaaw bon li tax ma tànn Cheikh Ndigal Lo maanaam ci kàngam yi ci ñi nga xam ni ñoom la ñu gën a ràññee ci musique ci Afrique ci la bokk te damay wax saa su ne ni ndaw ñi il faut ñu xam li mag ñi def ba egg fi ñu egg te loolu pour ñu xam ko il faut ñu won leen du loo xam ne da nga koy bind du loo xam ne da nga koy liir du loo xam ne da nga koy seetaat da nga koy fekkee da nga koy gis. bu loolu weesoo am nañu ku jigéen kuy jógee Nigéria kooku itam ci hip hop lay yëngu am nañu Mayna muy doomu réew mi bu jógee moom Saint-Louis la nekk mais mi ngi entre France ak Sénégal ak Sister L bi aussi moom it ci hip hop lay yëngu. marraine bi mooy Angélique Diop sama mag la sama xarit la. parrain bi moom mooy mel mi Youssou Ndour moom nga xam ne moom it sama mag la te ñun ñaar dañuy liggéey depuis ay ati at thème bi mooy maanaam DMX mi ngi ubbeeku ci àdduna Senghor daf daan wax nañu fonk suñu aada ak suñu cosaan waaye ñu xool li xew ci bitim réew pour inspiré wu ci donc loolu mooy ñun dañuy ubbeeku ci àdduna bi yëpp pour xool surtout dans la musique léegi lépp a jaxasoo mën nga jël musique gu Amérique du Sud boole ko un peu musique sénégalais pour mu gën a jàpp nit ñi mën. Ninki Nanka wala Eskimi Kamiya boo ko waxee si réewum Sénégal xel ñu ko xam ñëpp si wenu tur lay dem Serigne Makhtar Ba di ndaw loo xamante ne bii ay ndell di wàllu mbomb li nga xamante ne bii moo di ay fetala kii li nga xam ne moo di char de combat nekkul kumpa si moom ndax da koy defarte fii si réewum Sénégal la koy defaree njàngam yëpp weesuwul réewum Sénégal fi nga xamante ni moo di britannique militaire bu fi nga xam ne moo di Ndar fa lañ ko tàggatee jaaram si from jeune karak daal di bëcc xelam ba mu jublu si mbir mu ni mel mbégte mu yaatu am na andi Seck Abdourahmane Di. Serigne Mokhtar Ba génnul réew mi ngi jàngi lu mu mën a def tey ji gannaaw classe première ci la defarkati gànnaay gi dugg biir l'école bu mag bi di Prytanée militaire bi nekkee ca Ndar njàngam ci wàllum électromécanique ci l'école polytechnique ba ca Thiès moo gën a dëggal bëgg-bëggam bi di maanaam passion wam am sama bac après jaar polytechnique yéggalee Ducatel pour nekk benn ingénieur en électromécanique électromécanique nag moom mooy benn ingénieur bi nga xamante ne si ingénieur yi gën a difficile la bokk sinon bi gën a difficile da ngay xarañ si mécanique xarañ ci électronique ba pare xarañ si électricité voilà te benn yëpp da nga ci war a bien donc loolu noonu permettre na ma mën tënk lépp loo xamante ne moom mooy nekk si mbirum arme yeeg missile bu defar fanweer ak juróom-ñaar ci at Mokhtar ngi xamle ni am na ñaar fukk ak benn ati expérience daanaka ci bi muy am fukk ak juróomi at ci la tàmbali concentré wu boole ko di liggéey ci ay projet yu bëri lépp ngir yegg ci jubluwaayam gu mu yegg tey jii gànnaay yu bëri yoo nga xamante ni moo leen sos. su ma jëlee ret ci catégorie missile et roquettes yi ginnaaw système d'arme Ninki Nanka am na façon missile yu bëri yu ma defar par exemple am na missile musiba missile métit missile melax missile gàllankoor missile tolof tolof missile coono bu ci nekk dañuy génnee tur bi xool ko suñu jëlee tur yooyu noonu ku ko dégg di la jox idée lii lu muy def. xeetu contrat bu nekk Mokhtar jot na ko gis na ko muy ay proposition yu mu dul mësta nangu ndaxte dañ kaa tàggat ci bëgg sa réew ci Prytanée militaire. diis na ma defar missile defaree ko Sénégalais defar ko ñu testé ko tiire ko gis li mu def ma ñëw gars yi xat sonal ma ba mu ma dem beneen dëkk
jox ko beneen dëkk ëllëg beneen dëkk mën ko pointé contre le Sénégal damay xaw a diis parce que lépp du xaalis am na yoo xamante ne xaalis mën na ko jënd te beneen affaire tamit moom mooy su ma toogee Sénégal su ñu lance affaire bu baax ministère des forces armées mën na am droit de regard sur les ventes donc moom mooy ñëw wax ne ah kii nii mën nañ ko jaay nangam kii buñ ko jaay kii moom na xool stratégiquement ñoom nan la ñuy def. Qui veut la paix prépare la guerre ñu mën koo tekki ci wolof ku bëgg jàmm da nga waajal jàmmarloo muy ay kàddu yoo nga xamante ni Mokhtar Ba naan ko bu baax wante nag xaw na jàpp as tuut ni naar bi fayul xorom bi. man bi ci biir camp militaire la nekk amoo problème ak armée mag armée ñu ngi liggéey bu baax amoo problème mais dañoo signé woon contrat ministère des forces armées ministère de l'action ak man ñu signé ko armée respecté li mu war a def moom respecté li mu war a def ministère de l'action publique boobu ba léegi respecté wul li mu waroon def bon c'était du temps de Mary Teuw Niane bon ñoom li ma mel ëpp na 100 millions. mu am si at fanweeri ak juróom-ñaar Mokhtar di ab ingénieur en électromécanique ngir xamle ni liggéey ba moo def neex na ko loolu balaa mu caa dolli ni métier la woo nga xamante ni daa stratégique loolu njëriñ li bu weesoo wàllum kaaraange gi ñaax si ndaw ñi ba ñu bëgg wàllum science ba ñu dugg si dana jàppale nguur gi jëm si xeex li nga xamante ni mooy jafe-jafe bi jëm ci wàllum xëyum ndaw ñi. dal ko Abdourahmane Ly moom Makhtar Ba mi samp musiba gàllankoor tolof ak li nga xamante ni bii moo di coono jàmm rek la bëgg réewum Sénégal donte mu ngay defar li nga xamante ni bii moo di ay ndel ak li nga xam ne moo di ngànnaay pàcc bu mujj jataay bi nga xam ne moo di xibaar yi moo di article de la semaine maanaam kayitu ayu bés bi nga xamante ni bii gën naa fës di niñ leen tànn ni bi moom la ñu bind si bi bés bi di tànnal del si nag si li nga xam ne moo di jongante gox yi di élection locale yi li si am na njeexital jëw askan wi waabale daanaka li mag yëpp nag mel ni di amoon si atum 2009 ni nga xam ne noonu la nguur ak Abdoulaye Wade jaayoon ba daanu si xalima ki nga xam ne moo di Makhtar Kane mi directeur publication bés bi le jour waxtaan yàqum seq ak ki nga xam ne moo di Mamadou Dia. article bi muy indi ay firnde yu leer yu nuróole jongante palu gox-goxaat yu 2009 ak yu 2022 yu nu weesu dibéer moom Amath Kane du coordonnateur bu bés bi le jour taskatu xabaar bi delloo si ay xew-xew yu koy firndeel ci article bi mu duppee retour en 2009 ba 2012 dafa am ay opposant yi doon daje def seen benn kuréel bi tudd Benno Siggil Sénégal ñu nekkoon ci à 2 ans de la présidentielle ci élection présidentielle bi ñooñu dem élection locale ñu gagné Abdoulaye Wade gagné bu métti sax parce que Ndakaaru la ak yenn gox yi nekk ci biir Ndakaaru ak aussi ci biti mu nuru li xewoon 2009 tey ji 2022 ñoom tam ñu ñëw gagné président Macky Sall te ñu ngi jëm ci présidentielle boo xam ne dañuy lam-laamee ne président Macky Sall day nekk candidat wala am du nekk candidat comme 2009 aussi ni ma la waxee ci Benno Siggil Sénégal à l'époque Abdoulaye Wade doon wax na day nekk candidat wala du nekk candidat mu am benn message bu sénégalais yi dugal ci urne yi mooy dañoo doyal ci Abdoulaye Wade tey jii mu nekk message boo xam ne dafa nuru bopp dañoo doyal ci Macky Sall donc ma jàpp ne ñaari 2009 élection 2009 locale 2000 ak élection 2022 daanaka benn la. Abdoulaye Wade ak i ñoñam amoon jël bu rëy ca jongante palu gox-goxaat ya mu doon sax mandarga seen njeextalu nguur 2022 mu mel ni li ni mel moo feeñ ci Benno Bokk Yaakaar. benn la parce que benn jël bu rëy la aussi parce que jël 2009 bi boobu moo yóbbu Abdoulaye Wade parce que foofu la commencé woon départ Abdoulaye Wade fa la commencé woon dañ ko sanctionné 2009 ñu xaar ko 2012. mais diggante 2009 ak 2012 sax gis nañu ay 2011 am na 23 juin am na yeneen ak yeneen ñu gis ne pouvoir Abdoulaye Wade dafa commencé woon wàññeeku bu baax ba pare tey jii itam pratiquement la même chose mën nañ ko sax méngale 23 juin boobu
ak li xewoon mars bi passé 2021 pour Macky Sall presque 23 juin la woon test la woon te mu wone na ci 23 ci mars boobu doole Macky Sall aussi fa la commencé wàññeeku te li xew tey ji ci élection locale yi loolu la confirmé. ñu tàkku lool ñiy xalaat ci défaite bi nga xam ne Macky Sall ki ñooñam am nañ ko ci ay villes yu mag waaye mu mel ni li gën a diisal déception bi mooy ñaari jël yu Abdoulaye Diouf Sarr taskatu xabaar bi ne kawteef bu rëy kawteef la parce que Diouf Sarr dañ jàppoon dafa amoon yaakaar xëy na bi mu amoon moom ci boppam yaakaar bi Macky Sall xëy na amoon ci moom aussi quoi am na lu bëri loo xam ne xew na fii 2014 mu sauvé Macky Sall dañu gagné Macky Sall fépp ba mu des pratiquement Yoff mbas mi am fii nekk lu rëy te lu neexut a gérer ñu gis ne gérer na ko gérer bu mucc ay dafa amoon benn xeex d'abord ci biir APR ak benn bokk yaakaar mooy ñaar muy Diouf Sarr muy Amadou Ba ñi doon xëccoo pour nekk candidat benn bokk yaakaar ci élection yi finalement Macky Sall wóolu na Diouf Sarr jox ko ñu jàpp ne kii bu jàllee fii nekk maire de Dakar xëy na bokk na si ñi nga xam ne Macky Sall mën na compter si ñoom pour mu remplacer ko ci 2024 bi mais tey jii laaj bi dafa metti dañ ko gagné Dakar mun nañ sax comprendre bu ko gagné woon Dakar mais gagné ko ci mun nañu wax sa biir kër parce que Yoff mooy këram en réalité kooku bu perdre na lépp. ñu doon xaar njeextalu jongante palu gox-goxaat yi ngir xam kan mooy toog ci chaise premier ministre bi waaye jël Benno Bokk Yaakaar bi ndax lu jaxasewaat carte yi Amath Kane moom daf ci teey. poste bi fu mu ne nii moom dañ koy bàyyi Macky Sall mi nga xam ne souvent daf ñuy surprendre. daf ñu bett ci bi muy supprimer poste bi déjà bettaat ñu ci bi mu koy indiwaat xëy na mun nañu aussi bett tey jii jël keneen ko xam ne kenn mënu koo foogee mais lu leer mooy mun na bañ a doon sax ñi nga xam ne moom la ñuy ñoom la ñu yaakaar. coordonnateur bu bés bi le jour li mu jàpp mooy Macky Sall dafa war a amal recomposition politique di ay joyanti waaye loolu du yomb bu ñu sukkandikoo ci article bi. ñu fësal altine. jaajëfal leen Mamadou Dieng Souleymane Diallo jaajëfal ko Amath Kane coordinateur bu yëglekaay bi nga xam ne moo di bés ba les jours jaajëfal leen mbokki ci teewlu bi li moo la fa laaj ci jotaay bi la xibaar benn jotaayu xibaar 19h45 la doon ci kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak soxna Awa Diop seen xibaar di wéyandi ci 3W.media.sn